asalaamaaleykum mbokk yi sant leen gërëm leen ci ànd beeg télévision Futurs Médias benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci ponk yi gën a fës juróom-ñeent ci ay njiit yu bokk ci coalition Yewwi Askan Wi nekk di jàkkaarloog taskatu xabaar yi wala ña leen fa toogal ñoom nag nga xam ne dañoo mer ci doxalin bi ñu gis ni dëppoowul benn yoon ak démocratie ci investiture yi ñoom ñoo doon wax ñu daje ci makkaanu FSD/BJ bu Cheikh Bamba Dièye direction générale des élections mu am ab dispositif ci wàllum kaaraange bu am solo bu ñu taxawal foofule ginnaaw ba Barthélémy Dias di maire bu Ndakaaru demoon fa keroog ci ngoon ndax nee na dafay naqarlu liste parrainage bu département bu Ndakaaru wala boog liste bi nga xam ne moom la bi ñu dugal ñoom Yewwi Askan Wi ci département bu Ndakaaru ñu seetlu ni accident yi bëri na loolu ci diggante Nganda Kaffrine chauffeur yi nekk ci wàllu woowule mer bay futu ni kilifa yi nañ jël ay matukaay mu itteel charrette yi nekk foofule ak yenn ci ay moto ñetti roues yi nga xam ne dañuy yàpp ay nit te moo ne amuñu ci sañ-sañ ci wàllum tàggat yaram dinañ ànd ak Cheikh Tidiane Diawo bokk na ci li ñuy waxtaanee Premier League bu Angleterre ñoom nag mel ni boolewuñu Sadio Mané ci liste bi ñu présélectionné ngir titre meilleur joueur bu championnat bi ñaari joueurs yu Liverpool yi bokk rek muy Mohamed Salah ak Alexandre Arnold loolu lépp tënk la ne suuti ñu yaatal ko. ziaraate ba noppi xibaar yi dañ koy doore ak faatub maître Pape Jean Sey démb ca Ndar moom mu nekkoon avocat bu ñu ràññee loolu sax nag ñu ne démb ci guddi la am benn crise ba mu ñàkk bakkanam mu di ab kon faatu boo xamante ni waa Ndar gi yëpp ñu ngi koy metti ñu ngi koy naqarlu rawatina itam ñi mu àndal ci baro bi dañ ciy déglu kenn ko bokk ci njaboot gi di farasi la mu indi ci ay témoignages seede ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck. su ñëwee Ndar dem hôtel de këru famille bi lay toog koo koy maître Pape Jean Sey mooy préciser lu am solo fukki at ak juróom dafa am cardiaque il faut pas que les gens dugg ci yenn détails yi non dafa am cardiaque fukki at ak juróom première crise bi mu ko def France la yeewoo dañ ko yóbbu après mu dellu si li war a am moo am yàlla jël na ko dañuy sant suñu borom fu ne la lay dale cardiaque bi fu ne la lay dale fekk dal na ko ci benn procès muy sentir mi ngi ñëw li war a am ci guddi gi am macha allah beneen bi mooy que ni ma rappelé nit ñi leen sportif émérite la bokk na ci jeune génération bi nga xam ne en 1981-82 cette génération de jeunes joueurs qui a mené la Linguère en D1 il fut moom tim président Saint-Louis basket club la koor bu jotee bu ci mujj Balakoos dafa def bunt par bunt man daf ma nëbb frères yi nëbb ñun ñëpp. day ñëw fëgg buntu kër gi nga ubbi mu jël saaku ceeb lam ci war ak xaalis jox tër dem yoonam. di ñaan suñu borom jéggal ko te xaaree ko aljana yi gën a kawe ñu wax ci wàllum politique ak yenn ci ay njiit yu bokk ci coalition Yewwi Askan Wi nga xam ne ni ñu defee investiture yi ànduñu ci benn yoon ñu ngi jàkkaarloog taskatu xabaar yi ci makkaanu FSD/BJ ca bopp la lu ci mel ni ay parti bi di AG jot na bu maître Moussa Diop bés du ñàkk bu Serigne Mansour Sy FSD/BJ ci boppam appel 3J bu Aminata Lo Dieng Moustapha Guirassy ñoom kon ñenn ci ay njiit wala ñi leen toogal ñu ngi foofu li ñuy naqarlu bokk na ci nee nañu kon investiture yi niñ ko doxalee am na sax ñu ci joxoñ Khalifa Ababacar Sall mi ñu ne lu ji njaak rek moom mooy njaak dinañ ci ànd ak Alhassane Ba ci yeneen jotaayu xibaar Bamba Fall moom di maire bu Médina moom tamit mi ngi wax ci Serigne Bara Dolly Mbacké ak la muy naqarlu ci investiture yooyu le mu ne nag dafa am yenn ci njiit yu bokk Yewwi Askan Wi dafa mel ni doxaleewu ñu yoon moom maire bu Médina ne nag Yewwi Askan Wi daanaka mënut a dirante mbagg ak ñoom fii ci Ndakaaru da doon jàkkaarloog taskatu xabaar yi dañ koy déglu ci micro Mamadou Fall ak Youssou Ba. tànn leen ma tànneef laa ndax askan bi laay taxawal kon waroo fen waroo wax lu dul dëgg waroo wax lu tas réew weesuwul nga ni ñun parti politique kat déposé nañu wante fonctionnaire yi ci biir ci ordre Macky Sall ñoo falsifié liste bi man kooku su ma doon procureur damay autosaisir sama bopp. ne ko léegi jox ma firnde ni ñëw falsifié loolu parce que loolu lu garaaw la kon yàlla bu dellu see tey kenn ci ñoom di président groupe parlementaire bi ni ñoom kenn falsifié wu ko ñoom bi ñu koy déposé xam nañu ko
dañoo jubóowul ci seen biir ndax kenn nanguwul bàyyi ñu forcé dugal ko bu ñàngee ñu ne Pala Samb turu jigéen la far nag dil bi éclaté na jox dëgg ñu doon wax ni ci seen biir nañu seetaat seen biir mais loolu nañu assumer conséquences yi li may wax mooy ñoom nañu gëm yàlla xam ne mënutu ñoo fexe ba seen liste dem Dakar Yewwi amul Dakar te Yewwi tey ak yeneen parti ils sont d'égale dignité. Sénat di commission nationale électorale nationale autonome nag am na ab communiqué bu mu génne ci loolu le mu ne coow bi bàyyeekoo ci liste bi ñu tasaare ci réseaux sociaux yi te mu jur coow ak yenn ci fitna moom nag Sénat di woo képp koo xam ne yaa ngi bokk ci jongante yooyu le nga ànd ak dal mu leen di fàttaliku ñoom ñi nekk ci géew politique bi ni dañoo war a def seen kéem kàttan ba élection bu ñu koy amal ñu amal ko fii ci Sénégal ci anam yu mu gën a baaxee mu ànd ak jàmm ak dal. leneen loo xam ne Sénat itam mi ngi koy naqarlu nee na bëri na ci ay coalition ñi doon déposé seen liste parrainage yi ni kenn respecté wul app bi nga xam ne joxoon nañ leen ko te nee na loolu dafay indi ay jafe-jafe ci organisation élection yi te moo ne jëloon nañu matukaay yi ngir lépp ñu teg ko ci yoon ku nekk wàccoo ak moom muy ab communiqué bu tukkee ci Sénat. DGE di direction générale des élections gis nañ ni am na ab dispositif sécuritaire bu am solo bu ñu fa teg loolu nag ginnaaw ba maire bi maire bu Ndakaaru Barthélémy Diaz demoon fa keroog mu ne di naqarlu liste bu Yewwi Askan Wi fii ci Ndakaarook ni ñu ne dafa am ay jafe-jafe ba tax na nag song boobu noonu la ñu bañ mu amaat loolu la ñuy dañ ci ànd kon ak Mamadou Fall. direction générale yu élection yi kon ñu bunkeriser ko gannaaw nag bi ñu nemmee ko incident bi àllarba Barthélémy Diaz maire Ndakaaru ànd ak ñenn ci ay militant am rek daal di dem dugg ca bërëb boobu lay direction bi sax moo am li nga xam te ni moo di ab jàppante diggante mag takk der yi ay image yoo xam te ni wër nañu média yi ñenn ñi nag ñaawlu ko ni Barthélémy Diaz moom it woon mandataire bu Yewwi Askan Wi moom maire Ndakaaru bi warul woon am kon bi le taxawaay loolee tax nag kon ngir ñu mën a moytu rek yeneen jàppante yu mel noonu direction générale bu élection yi nekk ci haute protection ay lim gu takku ci wàllu agent police yu ñu équipé kon ñu gis ko ñu daal di cadré bërëb ba fii day kon lépp dañ koy saytu ngir yëf yi mën a jaar ci yoon dana jafe nag kon jamono ji ñenn ñi rek ñëw mën a kon li nga xamante ni perturbé lii di kee tudd équipe bi nga xamante ni ki ko jiite moo di Thiendella Fall. jërëjëf Mamadou Fall bëri na ay accident yu ñu nemmeeku ci xàll wi dox diggante Kaffrine ak Nganda ba ñu fa defaree ab tali ba léegi loolu nag moo tax ba ay chauffeur yu bëri mer bay futu ñoom nee nañu am na ay charrette yuy jàll foofu le te du am lenn luy tax ñu xàmmee leen rawatina bu guddi jotee ba tax na kilifa yi faaw ñu jël ci ay matukaay ak yenn ci ay vélomoteur yoo xam ne ñetti roue la ñu am waruñoo yab ay nit waaye dañ koy def amuñu ci sañ-sañ Omar Ndiaye Boubacar Fall bopp ñooñu teewal ca diwaanu Kaffrine. diggante Nganda ak Kaffrine jamono ji bëri lool ay accident yu ñu ci nemmeeku ba ay bakkan di ci rot moo waral nag chauffeur si nekk ci arrêt Nganda joxoñ baaram borom charrette yi ak borom moto yi nga xam ne yu ci bëri amoon ay katajoo. jafe-jafe yi mooy diggante charrette yi nga xamante ne bi ñu ngi dox guddi ci yoon wi te duñ am benn lumière charrette boo ci gis mu nga sarse mat seen kii yi nga xamante ne bii dañ koy roñee ngooñ muy lu yaatu nga xamante ne presque mën na jël li nga xamante ne mooy genn wàllu tali bi yëpp bañ amee tali ba léegi dañ ci gën a am ay jafe-jafe te biñ amee tali nag la sareet yi gën a mën a war a wàcc yoon wi ñoom duñ am benn signalisation ñoom sareet yi duñ am benn signalisation yaa ngi dégg da ngay daw rek ba na xëgg ci ñoom amagul sax une semaine oto fàdd na fi sareet ba sans borom ka ca nekkoon sans borom jël ab bakkanam fas dee na fi ak Macky Sall kat waaram wàcc na ñun ñoo ko doon ñaan aw yoon wi defar nañ ko ba mu baax waaye dafa mel ni tey dafa gën a yee fitna. ñaalu leen tamit welo 3 roues yi nga xam ne yu ci bëri ci ñoom amuñu kayit. welo yi amuñu kayit ñu koy dawal amuñu permis ci circulation bi lañ bokk. welo 3 roues yu bees yi nekk ci dëkk bi loolu la ñuy def. ñoom chauffeur yi nekk ci gare routière bu Nganda nag li ñu bëgg mooy kilifa yi àddu ci lu ñu mel ngir accident yi mën a wàññeeku. fitna boobu nag autorité yi ci seen jëmmi bopp lañ bëgg ñu dimbale ci ñu ci oto dafa war a am ay lumière. police yi ak gendarme yi war nañ ciy wax ndax toujours dañ leen di dégg waaye ñun dañ ñuy teg wër garage bi dem jaari feneen. diggante Nganda ak Kaffrine nag tali bi daa taal li ñeret ba tax na charrette yi ak moto yi rawatina oto yi nu leen neex lañ ciy daagoo ma waral nag daanaka doo toog ay bis yoo xam ne nemmeekul ci ay accident.
ñu gën a dooleel ci wàllum jumtukaay benn école de maintenance hospitalière képp ba nekk fële ca boori Njaarim teg ci ñu wëyal formation wu ñi nga xamante ne ñoom ñoo fay génn loolu bokk na ci sàkkute fu ñu jaaroon ca centre hospitalier régional bu Diourbel mu di ab doléance boo xam ne ko yenu nag mooy Boubacar Mbacké jiite association nationale technicien en maintenance hospitalière mu yëkkati kàddu yooyu ginnaaw journée d'intégration biñ doon amal ci étudiants yu bees yafa dañ koy déglu ci micro Babacar Diouf ak Ndongo Ndiaye. yi duñ ne amuñu problème ci Sénégal voilà mais ñun principalement ñun ñi nga xam ne ñun ñooy maintenance hospitalière suñu problème bi ñuy wax tout le temps te ñu inscrire ko ci protocole entre État du Sénégal ak partenaires sociaux yi mooy le relèvement du niveau de cette école loolu ñun en tant que association mooy sunu problème waaye gis nañ ni am na ay jéego yu ñu ci teg ndax gouvernement du Sénégal signé na ak partenaires sociaux yi protocole pour régler ko mooy li syndicat yi signé jamono yi. tout le temps parce que technique mise à jour la chaque jour dafay am ay techniques yu juddu donc école bi dafa war a non seulement am niveau bu gën a mag waaye tamit di organiser ay formation continue à chaque fois parce que technique dafay juddu rek di dem dafay juddu rek chaque jour am na lu bees donc technicien bi moom it chaque jour dañ ko war a permettre muy yokk niveau am di renouveler xam-xamam te loolu pour bien am la mais aussi pour bien wu état bi la. beneen région muy Fatick askan wa yeewoo ca diwaan boobu la ñu naan Boof Mbalim ñoom ay jafe-jafe la ñu am ngir jot ci ndox mu sell village boobu nekk ca commune bu Thiaré Ndial gi daanaka at wu jot dafay am benn xew-xewu diine bu am solo sax bu mag a mag waaye jafe-jafe yooyu ñu am ci wàllum ndox nag dafa leen di jural ay gàllankoor saa su nekk reportage Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey. am na ab forage waaye ndox ma ciy génn moom moo dul doy population ba nga xam ni moom moo fa nekk te moo ne day at bu jot ab événement religieux bu mag boo xam ni famille Serigne Saliou Diouf ñoo koy organiser dañ koy amal foofee ca Boof Mbalem nga xam ni mi ngi féete ci biir département bu Fatick. problème bi ñu am Boof mooy château d'eau bi li muy remplir du mun a alimenter village bi ba lu ëpp 6 heures de temps te ku wax magal Boof wax cant Serigne Saliou wax ne taalibe yi dañuy bëri divers horizons ñu bëggoon ay yeneen taxawaay mooy conducteur ak remplaçant conducteur boo xamante ne dañuy mun di doxal forage bi nga xam ne du am rupture ku wax gan moom wax ndox ku wax diine islam wax ndox. jafe-jafe jot ci ndox nag nekkul Boof Mbalem rek moom moo ko am foofee ci commune bu Thiaré Ndial gi yeneen village itam dañu koy am. foo wax ndaje rek am ndox waru fa manqué forage Boof Mbalem problème bi muy problème boo xam ne danañ ko régler la commune le conseil municipal ak le sous-préfet ak population Boof Mbalem rapport ak màggal bi nag benn conducteur bi nga xamante ne moom moo nekk foofu te château d'eau bi suñ ko pompé du def 6 heures de temps mu jeex donc bu ñu ñëwee temps boo xam ne population bi day tripler ci jouru màggal bi war nañ am ndox en abondance Thiaré Ndial gi yow bokk na ci commune yi gën a yaatu ci département bi te ñetti forage dong nekk fa day nekk ay jafe-jafe donc ñu ngi envisager ut yeneen ñaari forage village boobee nga xam ni daanaka lu tolloo ko ñaari junni nit ña ngi fay yeewoo am na courant te itam am na ab poste de santé waaye nag Boof Mbalem dem fa yombul dara ndaxte dafa enclavé. loolu daal la ñuy fàttali monsieur le président di ko fàttali ay ministre am di ko fàttali mbooleem koo xam ne daal laal ci jumtuwaay boobu mooy le tronçon bi relier Jaxaw Sine ak Boof Mbalem di jégalu bu baax a baax ci jafe-jafe yooyu ñu am ci élément bu Aminata Goudiaby lu soriwul wala boog sax nag ñu moytandiku lii di mbënd mi ca région bu Diourbel ndax nawet bi léegi mu egg si am na ay saafara yuñ ci indi waaye ay saafara ndëgëndiku la fexe ba askan wi duñu ci am ay gàllankoor fii léegi ñuy doxal programme bi nga xam ne ñu ngi ci soxla ñaar fukki milliards ak ñett ci sunuy xaalis li ñu bëgg a def nag mooy dem xoolaat bu baax a baax caniveau yi defaraat ko waaye ndoxu taw yi fa des ñu fexe ba mu jóge fa laata yu bees yi di fa ñëw ab CRD la ñu amal ca diwaanu Touba Mbacké waxtaan ci loolu Pape Balla Gueye ak Talla Samb. ren bi ndox bi dafa nar a bari tax na kilifa yi nekk ci région bu Diourbel rawatina diwaanu Touba taxaw nañu dem ngir daal di mën a jàppale askan wi ak programme d'urgence bu ñaar fukk ak ñetti milliards yi nga xamante ne moom la ñu fas yéene def ci mbënd mi jamono ji ak nawet bi nga xamante ne li ci des bareetul tax na ñu fas yéene am doxalin wu yees ngir daal di fexe gën a mën a taxaw askan wi ca ba muy teel fii léegi nawet bi di jàll suñu sukkandikoo ci directeur général bu office national assainissement du Sénégal di docteur Ababacar Mbaye. Système de pompage des pompages électropompe yoo xam ne dañ koy mettre à haut débit pour que mën a yóbbu ndox mi fi nga xam ne foofu la war a dem brigade nationale sapeur pompier danañ ci jàppale
la direction prévention gestion des inondations dana ci jàpp ak ñeneen acteurs yi danañ ci jàpp ba nga xam ni lu ñu mën a def tout pour li amoon daaw mu wàññeeku parce que inondation mën naa wax ni ci dëkk yi gën a développé dafay am. Diourbel Bambey bokk ci gox yi nga xamante ne daanaka mbënd mi da leen di faral di laal méngoog na mu amee ci atum 2020 daanu fattar ni lépp lu jëm ci wàllum canalisation balaa nawet bi ci biir nawet bi waaye gannaaw nawet bi suñu sukkandiku ci directeur bu ONAS. à notre budget am na linéaire bu ñu jël moom la ñuy curer mais suñ koy curer suñu service yi ak ñoom ñooy ànd xool lan la ñuy curer léegi nag waxu nit ñi dañuy limité wu ci loolu mais su ñu amee au fur et à mesure benn budget boo xam ni dolli nañ ko ci dañuy mën a continuer vraiment dolli linéaire bi ñuy curer. moom mi nga xamante ne lépp lu jëm ci opération gestion inondation moom moo koy amal ci région bi gouverneur bu Diourbel di rafetlu bu baax a baax taxawaayu mairie yi nga xam ne fas yéene nañoo daal di gunge ñi nga xam ne ñooy liggéey ci lu ni mel. fukki pompe ak juróom-ñeent yi paan maire Touba ci boppam ci tàng-tàng bi nee na man dinaa réparer pompe yëpp. wut fu ñu def ñi nga xamante ne xëy na ñu daal di loru ci mbënn bi jàppale waat sapeur ci équipement pompage ak yu ni mel bokk ci li nga xam ne moom la ñu tënk kilifa yi autorité administrative technique ak ñi nga xam ne ñu kilifa diine yi ñoom ñëpp déggoon nañu ngir fexe daal di moytu lépp lu jëm ci mbënn mi nga xamante ne amoon na daaw taxoon na lu tolloog junniy borom kër ak lu topp daal ci. am na lu yéeme lu ñu nemmeeku ca département bu Mbour fan yi la muy ay xale yoo xam ne dañuy jékki saay rek réer may wala ñu leen di jéem a teg ay métit altine gi la weesu am na benn xale bu jigéen mu ndaw boo xam ne dañ ko naroon a daanaka faat sax waaye mu mujjee rëcc ñi nekk foofule muy ñu dëkk ca diwaanu Mbour ginnaaw bañ leen laajee ñoom nag dañuy ñaan ñii di waajur yi rawatina it kilifa yi nekk ci réew mi ñu gën a taxaw ci wattu kaaraange xale yi reportage Abdourahmane Diallo fan yi yëpp doo toog ab bés te doo dégg wala boo gis ci réseaux sociaux yi kenn ki nga xam ne dafa réer xale yi nag ñoo ci gën a bari. phénomène bu doy waar la par rapport ak sunu réew mu mel ni Sénégal yàgg nañ di seetlu ko ne élection buy jub si muy présidentielle locale wala yeneen législative yi dañuy faral di dégg ay xale yu ñuy kidnappé yenn xale yu ñuy rey ci ay phénomènes yu ñaaw sax yu ñaaw vraiment ñu koy ñaawlu nekk lu ñaaw. mbir moomu sax tax na ba nit ñi jàpp ni waajur yi war nañu gën a sàmm seeni doom yi. parents yi di leen wax ñu mën a toppatoo bu baax seen xale yi que xale yi suñu génn ñu xam bu baaxee fu ñuy jëm même ñiy jàngi école wala ñuy jàngee alxuraan aussi tamit ñu xam exactement seen emploi du temps lii la ban heure la ñuy dem ban heure la ñuy wàcc seen xarit yi sax su ko jaaxee aussi tamit ñu daal di leen xam. nguur gi moom it li ko war daf ko war a mën a def bu ñu sukkandikoo ci ñenn ñi nga xam ne jot nañoo dajeek ñoom. ñoom aussi war nañu xar seen tànk tubéy bu baax a baax taxaw ci sécurité population ba nga xam ne loolu ñii def jëf yu ñaaw yooyu bu ñu leen jàppee dinañ am ñu defanteek ñoom ba nga xam ne loolu dootuñu ko def. ci fàttali mag ñi tamit bokk nañu ci ñi nga xam ni nemmeeku nañu fan yi dañuy réerlu ci gën a bari waaye tamit dañ leen di agressé ci mbedd mi. jërëjëf Abdourahmane Diallo ñu wax ci wàllum cosaan ak aada rawatina littérature muy maanaam bind ak édition bu njëkk bu prix Cénacle national du livre am na juróom-ñeenti livre yu ñu tànn ci final bi ginnaaw fanweeri bindkat ak ñett yoo xam ne ñoom la ñu nominé woon concours boobu lee liñ ci nam rek mooy fexe ba ndaw ñi di bind waaye tamit di lire lu bëree bëri lauréat bu nekk ci genre littéraire yi lu ci mel ni roman poésie ak nouvelle ku ca nekk dinañ la neexalee benn million ci sunu ay koppar final bi dinañ ko amal fukki fan ak benn ci weeru juin fii ci Ndakaaru Ibou Diouf ak Amadou Ba daje nañu ak ñi sabab prix Cénacle national du livre boobu les reportages. prix Cénacle national du livre mu aju ci ay activités yoo xamante ne liñ ci jublu mooy gën a ñaax ndaw yi ak ñëpp ñiy safo wala bind ñu gën ci jublu. initiative bi nag yàgg nañ ko am ndax ñun li ñu tax a jóg moom laay wax mooy ñu fexe ba livre Sénégal ñu ràññee ko fu nekk ci àddina bi te tamit ndegam xam nañu ne ñi fi jiitu ñi nga xam ne ñoo ŋànkoon littérature def nañ liggéey bu rafet boo xam ne wan nañu yoon bi ñi nga xam ne tam ñi ngi doog a door ci yoon boobu la ñuy topp ngir ñun tamit ñu jouer suñu partition. loole nag ñu ne ab jury maanaam ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu bind téere ñoom ñoo ci bokk ku ci nekk di nga joxe sa xalaat tamit ngir tànneef bi gën a yomb. maa ngi fàttali ne jury bi kon man maa ci nekk Cénacle ma leen di gërëm peut-être ma nekk président ma ànd ci ak Diallo Falémé nekk écrivain dramaturge romancier poète ànd ci ak
Fatimata Diallo Ba moom tam nekk bindkat bu ràññeeku ñu ànd ci ak Pape Alioune Sarr nekk journaliste bu ñu ràññee ak Mamadou Diambay moom administrateur civil la di bindkat aussi te ci cercle bi mu nekk nga xam ne président comité de lecture bi. jono nag ay genre littéraire yoo xamante ne ñoom la ñuy faral di gis fii ci Sénégal bokk na ci li nga xamante ne mooy poésie bokk na tamit li nga xamante ne mooy nouvelle wala roman ñoo ñëpp ku ci nekk am nga ci ay représentants. Sénégal ci écriture je pense que poésie moo ëpp waaw topp ci roman topp ci nouvelle mooy ñetti genre yi nga xam ne ñoo gën a law fii ci Sénégal ci li ñuy génnee. li nga xam ni moom lañ leen laaj mooy ñu bind livre bi ci at mi ba pare mu nekk ay téere yoo xam ni dafa am lu ñu si yaakaar. ci final bi nga xamante ne fas nañ ko amal rek ku ci nekk ci ñi nga xam ne ñooy lauréat yi dinañ la jébbal lu toll ci 1 million ci suñu xaalis loolu rek bokk na ci ñiy gën a dooleel bindkat yi rawatina ñi féete ndaw. jërëjëf Ibou Diouf ñu wax tuuti ci biti réew ak président Émirats arabes unis bii di Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan moom nag dafa faatu moom mi nga xamante ni kon dafa topp réew mi ci diirub ñaari at sax wala boog ñaar fukki at di taxawal réew mi bu baax a baax mi ngi ñàkk bakkanam kon ginnaaw ba mu amee juróom-ñaar fukki at ak ñett bu ñu sukkandikoo ci kilifa yi nekk foofule ginnaaw ba ñu yëglee ni sax dafa faatu ci programme télévision yi daanaka dañ koo dakkal foofu ci Émirats arabes unis gouvernement bi décrété na deuil officiel ak drapeau yi nga xam ne dañ leen di wàcce ci diirub ñeent fukki fan muy président ba Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan mi faatu tey jile léegi dañuy jàll ci xibaaru tàggat yaram ñu ànd ci Cheikh Tidiane Diaw. xibaaru tàggat yaram Cheikh Tidiane Diaw maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Naata. dañ koy dooree ak Premier League Angleterre ñoom dafa mel ni boolewuñu Sadio Mané ci liste ñu présélectionné ngir jël titre meilleur joueur bu championnat bi. di xibaar boo xam ne du neex Sénégalais yi dara ndaxte ñoom waa Premier League dañoo tànn liste boo xamee ni juróom-ñetti joueur ñoo ko seq te ci liste juróom-ñett yooyu ñu nar ci sélectionné te tabb ki nga xamee ni mooy meilleur joueur championnat bi te ci liste boobu Sadio Mané bokk ci ñaari joueur Liverpool ñoom ñoo ci nekk muy Mohamed Salah ak latéral droit bi di Alexander Arnold muy lu xaw a doy waar surtout Sadio Mané bi nga xam ne ñu bëri jàpp nañ ni moom mooy prétendant Ballon d'Or bi moom ak Karim Benzema waaye Angleterre ñoom ba ñu tànnee seeni juróom-ñetti joueur boolewuñ ko ci ñeneen ñi ci bokk na si ñaari joueurs yu Manchester City di Kevin De Bruyne ak Joao Cancelo. Tottenham am nañ ci benn joueur muy Son. Arsenal foofu Saka moom moo fa nekk Bowen nekk ca West Ham ak Ward-Prowse nekk Southampton kon juróom-ñetti joueurs yooyu ñoom ñooy jongante seen biir ñu xool kan moo ci meilleur joueur bu championnat Angleterre 2021-2022 ñu wax ci Ligue 1 sénégalaise ak Ligue foot professionnel. ñoom nag dañoo jël ay mesures ci violence bi nga xamee ni ñu ngi koy nemmeeku ci stade yi jamono ji ñu ngay woote nag club yi ñu respecter recommandation yi nga xamee ni def nañ ko ci wàllub kaaraange ak itamit xon yi nga xamee ni dañ koy nemmeeku ci stade yi ñu bëgg ko dakkal ñi ngi doon janook taskatu xibaar yi ñu teewlu ci Cheikh Sadibou Diarra ak Ahmadou Ba. Ligue 1 sénégalaise bu football professionnel bi bëggul benn jafe-jafe ci njeexitalu saison bi jël na ay dogal jëm ci ñeenti bés yi mujj ci saison bi. di wax donc club yi di leen rappeler ni leen dañu am obligation tënk seen schéma d'organisation wax équipe bi nga xam ne moo war ñëw fekk si la schéma boobu bari na ci ay points. Ensuite ñu demande le club bu nekk mu renforcer son dispositif sécuritaire. bu nekk tey am nga possibilité si stade yi nga xam ne fédération formé woon na leen nga def appel bu dee sa réseau d'ordre doyul ramasser de balles itam ñu ni leen ñu góorgóorlu ba ñu nekk en nombre suffisant te ba pare def yem ci li leen sant ramasser joxewaat balles yi. L'arbitrage aussi fàtte woon naa que on a demandé à la CCA de nous donner les meilleurs arbitres possibles ci contexte bi ñu nekk.
pour mieux terminer la saison. ligue bi bëgg na itam ñu mettil saytu bi ak daan yi jëmale ci mbirum xon yi. Maintenant mu def pratique équipement en un mot xoñam c'est un sens péjoratif mais noonu lañ ko tuddee ci suñu kàllaama ñuy wax ni commissaire bu nekk ca fa nga nekk na nga def rapport bu leer nañ ca jëf yooya ndax commission bi ak ligue bi mën jël décision parce que loolu souvent mooy indi ay coow ak ay rëq-rëq ci match. ginnaaw 21e journée bi nga xam ni am na ay incidents ci ñetti jongante instance bi mënul woon ñàkk jël ay dogal ngir xeex violence yi ci stade yi wante ndaxam dina indi saafara biñ ciy séentu. voilà ñuy yaakaar ni que recommandation yooyu nag dinañu ko tàmbali ci 22e journée bi nga xam ne dina commencé ci week-end bi ci samedi ji nag match bu neex na ram fële ca Iba Mar ci diggante Jaraaf ak Teungueth FC lay doon Dakar Sacré-Cœur moom ci samedi ji ba léegi dina dalal Seneps bu Thiès dimanche Mbour Petite Côte di dalal Guédiawaye Football Club Linguère de Saint-Louis US Gorée AS Pikine AS Douane Casa Sport Jambar Football Club Génération Foot di dajeek Njàmbur bu Louga dañuy wax ci Sénégal mi bëgg a collaborer ak Confégies ngir rek fexe ba suñu athlètes yu ndaw yi tout tànk yi am préparation bu baax ci Jeux olympiques de la jeunesse yu nar a am fii ci Sénégal 2026 ci kanamu secrétaire général Confégies la ci Matar Ba doon àddu ci micro Ahmadou Ba. ñëw na ak xelam ak ñi mu àndal ñëw na ak ay programme loolu lépp pour jàppale dëkk yi nga suñu réew yi nga xamante ne ci francophonie la ñu ne bokk ci mais mu jàppale li nga xam mooy tàggat yaram ak ndaw ñi am na athlètes yu bëri dañuy am bourse yu jóge ci moom bëgg na ko renforcer parce que dañuy dem ci li nga xam ne mooy Jeux olympiques de la jeunesse te dañ cee soxla ndimbalu réewu Afrique yëpp mais dañ cee soxla ndimbalu kuréel yu mel ni Confégies en tout cas ñu ngi koy sant ci taxawaay bi ak téye bi mu téye mission bi xam fu mu jëm moo tax ñuy demander ministère yi nga xamante ne ñoo ànd ak moom muy ministère de l'éducation muy ministère de la jeunesse muy ministère des sports ci réew yi ci bokk yëpp ñu gën ko jox loxo gën ko jàppale ba nga xamante ne li mu xalaat muy ngëneel mu mun ko doxal bu ko doxalee bénéfice u dëkk yi nga xamante ne ñoo bokk ci Confégies. naata ñu jeexale ko ak soirée de gala bi amoon démb ca France Fondation for Hope bu Idrissa Gana Gueye ñoom nag dañu doon jéem a collecté ay fonds ngir rek fexe nu ñuy dimbali gune yi nekk dans le besoin maanaam fii ci Sénégal ak France ci soirée boobu nag gis ngeen noonu Neymar ci image yi mu génn nag benn bal boobu nag moom la ñu doon footballé finale Coupe d'Afrique des Nations te joueur Sénégal yëpp champion d'Afrique yëpp signé ko Neymar nag moom moo jënd bal boobu te koppar bi mu ko jëndee nag dina dugg ci fonds yooyu nga xamee ni moom la ñu nar a dimbale gune yi nga xamee ni dañoo nekk ci jafe-jafe fii ci Sénégal ak ca France ci ay xibaar sax am na ñu naan bal bi 100 millions CFA la ko jëndee waaye loolu dinañu ko gën a saytu. incha allah Cheikh Tidiane dina am solo jërëjëf Cheikh Tidiane Diawo léegi dañuy jàll ci yëglekaay yi li ñu xëyee tey ñu ànd ceeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf liste bi Yewwi Askan Wi ñu kale woon ci Ndakaaru ki defaroon liste bi mi ngi nii ci xët njëkk l'Observateur Saliou Sarr la tudd journal bi nañu mooy responsable bi ñu tëggee liste bi ba war ko déposé ca la censé liste ba defaat beneen liste bu ñu dugal turu Pala Samb nee na it ay responsable yu nekk ca Sénat ak ca direction générale des élections nekk ci commission bi la waxtaanal ñoo ko ne liste bi turu Pala Samb nekk wala bal na journal bi nañu bi coow li jollee ci la waaye Yewwi Askan Wi ak waa Wallu Sénégal waxtaane ci seen biir ba ca la ñu roccee turu Pala Samb dugal turu jeneen jigéen ju nekk ci taxaw Joseph Sarr bu Wallu ñu yóbbu ko 7e place ngir parité mën a am ci liste ba Les Échos nañu Pala Samb ak Joseph Sarr ñoo mujjee sacrifié wu ngir sauver liste bi Yewwi Askan Wi ci département bu Ndakaaru ñoo mujjee nangoo démissionné ngir ñu mën leen a remplacer ci liste ba liste ba am parité yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal it ne waa jii di Saliou Sarr mooy ki def njuumte li waral mbambu li lépp Cheikh Tidiane Dièye nii ci xët mu njëkk journal bi moom njuumte lay bañ a dégg nee na li xew erreur amu ci fàtte amu ci ay calcul politique la ak i pexe yoo xam ne ay politiciens ñoo ko teg ci seen coobarey bopp journal L'Info jëlaat kàddu gi ngir wax ñu ne Saliou Sarr mi defal liste bi te Farba Ngom jaaroon ci aw turam keroog ca conférence Benno Bokk Yaakaar bi moom Saliou Sarr lu nekk mi ngi koy dégg nee
nañu li mu def moo ko tey liste ba la bëggoon a saboté la Sénégal nañu ak lu mu ci mën di doon daal li am ba des moo di waaye Yewwi Askan Wi ñoo ngi ci guddi gu bët setagul seen liste bi ci département bu Ndakaaru mi ngi ñuy jaaba jonge ndax ñàkk a wàccoo gu mu ñàkk a wàccoo ak parité amit ay leader yu Yewwi Askan Wi yoo xam ne ñu bokkal coalition bi ñoo ngi leen di xaxar lu wex xat Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly la Sénégal nee nañu kalaateel na dil bi bu nuppi nag dal ci kaw Khalifa Ababacar Sall ci weneen wàll Abdoulaye Diouf Sarr compagnie di waa Benno Bokk Yaakaar journal bi nee nañu seen bëgg-bëgg moo di ñu disqualifier Yewwi rocc seenub liste ba mu set wecc ci élection législative yi Soleil national bind ne coalition yu bari investiture yi tax nañ ñu boole yolam ak yànq dooleeg dëgër ja ñu newe woon ma ngay bëgg a woon ni wàllu Sénégal waa buntu bi ak les serviteurs di ñoom Pape Djibril Fall Soleil national nee nañu seeni parrainage jàll na ñu jàll ci source wa jànge fa ne liste yu ñu kale woon ci contrôle parrainage yi bi ñu demee defarwaat juróom-ñetti ci ñoom ñu mucc l'observateur nañu juróom-ñetti dossier candidature la ñu validé ci élection législative yi rejeté juróom-ñaar mu des nag léegi càmbar gi ñu war a càmbar recevabilité juridique bu candidat yi loolee L'Obs nee nañu altine ji di ñëw ci la ñu koy tàmbali mbir yi tàmbali naa jax Sud Quotidien moo ko bind ba dañu xamal ne Benno Bokk Yaakaar ak Yewwi Askan Wi ñoo ngi ci pré-campagne te dara xewagul bras de fer di bëjoo gu rëy moo am ci liste Yewwi Askan Wi ak ci juróom-ñaari siège député yi département bu Ndakaaru war a am Benno Bokk Yaakaar Direct News mi ngi ñuy jukkeel ni seen investiture yi war a tëddee ci Ndakaaru ci Mbuur ci Louga ak ca Kaolack arabisant yi ci réew mi mu di arabophone yeeg maître coranique yi ci ñeent fukki département ak juróom yi ci Sénégal journal La Tribune nee nañu ñoo ngi yëglu ci kàddug Baye Thiam Ahlan mi wax ci seen tur nee nañu li ñu jàpp moo di président Macky Sall cër bi mu leen waroon a jox dafa des te moo ne day ba ñuy ànd ak moom 2012 la woon booba nekkagul sax président de la République arabisant yi ne Macky Sall bu bëggee am majorité ci assemblée nationale il faut que da leen di boole ñoom arabophone yi ci ab listam ministre intérieur di Antoine Félix Diome moo nekk ci xët mu njëkk Le Quotidien li fi xewoon bu yàggul mu di câble train express régional bi ñu sulli woon dagg ci juróom-benn fukki mètre yóbbu Le Quotidien nee nañu loolee tax na Antoine Diome sola tëni attekatam bay xam ne jëfi criminel la jëfi wandal la te jëf la joo xam ne duñu ko bàyyi muy jàll noonu ci noonu nañu dem ci l'Observateur seeti jëfa Simon Kouka moom rappeur bi moom la journal bi xëy jagleel xëtamu njëkk mi ngi wax ci yéenekaay bi lu mu musuta wax fenn feebaru AVC bi ñu ne da koo amee coowal trafic passeport lu ñu ko doon tudd ba ci ni mu doon dundee ca kaso ba lu ci nekk Simon Kouka mi ngi ciy waxtaan ak waa l'Observateur. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye yéen itam sant leen ci ànd beeg télévision Futur Média rédaction bi di leen dig daje à partir de 19h incha allah ci soir d'info ñu leen di ñaanal ngeen yendoog jàmm ak programme TFM jërë ngeen jëf.